mars 2019 bonsoir à toutes et à tous dal leen ak jàmm ci seen édition spéciale coronavirus kon ñu ngi koy defee saa su nekk sur Sénégal 7 ba feebar bi duggee ba tey fii ci Sénégal le groupe Sénégal 7 day ñëw ak yéen ci ay édition spéciale lépp rek loo xam ne ñeel na feebar bi di coronavirus loolu moo tax aujourd'hui j'ai sur le plateau Moustapha Diakhaté ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar. Il est aussi fondateur du mouvement Manko Taxawu Sunu APR salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah on jàpp maa ngi lay nuyu di nuyu waa groupe bu Sénégal 7 bi yëpp gis ci nuyoo bi Pape Ngagne Ndiaye di nuyu Sénégalais ak Sénégal yi nuyu seetaan te ñaan yàlla subhanahu wa taala li ñu fi wax amal njëriñ réew mi. d'accord tey jii nag gis nga ministre bu yor wàllum wér-gu-yaram dafa changé heure bu mu def discours am ndaxte discours yi ñu loon ko amal si 17h30 waaye avec mesures yi nga xam ne président de la république jot na ko joxe démb gannaaw ba mu doon def adresse à la nation lépp rek loo xam ne lu ñeel feebar du coronavirus tey jii nag mun nañoo jàpp na Sénégal am na 7 cas gannaaw ba ñu amee 59 tests yoo xam ne rek def nañ ko mun nañoo jàpp ne ci 7 cas yooyu les 3 cas sont des cas importés cas yi mu nekk des contacts suivis mun nañoo jàpp ne tey jii nag Sénégal am na 86 cas déclarés positifs ci coronavirus 8 ci ñoom am nañ wér-gu-yaram 78 sous traitement Moustapha. waaw moom day bu doon benn nit rek la sax ëpp na ndax jàngoro joo xam ne amaguñ garab gu koy faj. su ma nee amaguñ garab koy faj nag mooy amul garab kër docteur amul reen amul ndombo amul xaatim bu ko mën a faj beneen bi ci des amuñu ñàkk wooyi tee nit mu dal nit maanaam su ma nee ñàkk mooy ñàkk tubaab wala ab ndombo tànk wala ndombo boo xam ne wala reen wala saafara soo xam ne boo ko sangoo du la dal te gaaw naa maanaam law lool maanaam gaaw naa yaatu te dina rey kon jàngoro ju mel noonu bu doon benn rek la sax ëpp na rawatina ci nag ñu dem a dem ba tuutee ko manqué juróom-ñett fukk. ci diggante bu gàtt nga xam ne daanaka maanaam le 2 lañ ko commencé gis. tey jii ñu ngi ci le 24 tollu foofu loolu moom wax dëgg yàlla ëpp na daal. d'accord deuxième sortie bu ñeel président de la république ci coronavirus gis ngeen démb gannaaw ba mu amee adresse à la nation ci 20h et quelques moom président de la république jël na ay mesures yu fortes yu mu jël bokk na ci déclaré na état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national ban jàngat nga am ci yooyu les mesures. waaw déglu naa discours bu baax. rafetlu naa ko globalement ndax discours bi jël na ñetti saafara ci ñetti problème yi fi coronavirus indi parce que coronavirus dafay indi feebaru yaram maanaam wopp waaye aussi dina laal koom gi dina mën naa indi ñàkkit ci askan wi soo xoolee discours yi mu jël maanaam discours bi ñetti dimension yëpp jël na ko en charge bu dee wopp ji ndax wopp ji moom dama wax sànq ne day wàllaate te pour le moment lenn rek lañ mën a def mooy fexe ba wàllaate deñ maanaam ñi mu dal mu yem ci ñoom te ñu fexe ba ñu wér ñi mu dalagut ñu fexe ba mu bañ leen a wàll loolu nag état d'urgence bi ak couvre-feu bi ak le fait que ñu ne nangootuñu ab nit jóge ci dëkk dem ci dëkk loola li muy tekki rek mooy président dafa bëgg nit ñi toog seen kër parce que coronavirus li mu bëgg maanaam li nga xam ne moom la bëgg mooy nit ñi di jaxasoo li mu bëgg jaxasoo bi mooy di dem ak a dikk di dugg ci woto yi di tàncaloo di dem ciy ngénte di dem ciy dëj di dem ciy ciit di dem ci marché yi di jaxasoo nit ñi di nuyoo di biisante loolu mooy li nga xam ne mooy moom la coronavirus bëgg maanaam nag disposition état d'urgence bi ak couvre-feu bi dafa bëgg a fànq maanaam jaxasoo bi maanaam li ñuy wax la chaîne de transmission moom la bëgg a dagg pour jaxasoo nit ñi ba wàññi jaxasoo bi wàññi ko parce que nit ñi bu jaxasoo bi dañee rek nit ñi dootuñu wopp parce que xam nga wolof def ne ku la jëkk a reer wan ndaw reerin or Chine gi nga xam ne fa la jàngoro jëkk a feeñee ñoom nañ ko fajee mooy confiner nit ñi maanaam dëkk yëm ne woon ñu tëj nit ci seen i kër pendant 1 mois jàngoro ji daanaka jóge na fa soo demee fu mel ne Corée du Sud ñoom yaari yëpp lañ ñëw mooy dañu dépistage généralisé maanaam réew mépp lañu dépisté takkal ñëpp ay masque maanaam masque yooyu mooy maanaam ba tey day takkale nit ñi day tax jàngoro ji di wàllante kon ginnaaw ñun xëy na confinement jafe nañu
parce que nag li ma gëm mooy confinement moo ñu ci mën a gaaw a génne waaye nag jafe nanu moo tax li président décidé mooy désormais ñu mettre en quarantaine les villes maanaam benn ville dootoo ci jógee dem ci beneen ville jaxasoo bi maanaam ñu dindi ko ba jafe-jafe yi ci noonu jotoon na am mooy mbirum jàkka yi te jàpp naa ne balañ caa àggaat ci mbirum julli ajjuma bi daañ ko dana am solution am te kon li ma wax toujours man jàpp naa ne sax tere julli juróom moo gën a baax sax tere ajjuma parce que julli juróom la juróom yi jàkka yi maanaam ay nit di ca dem boo limee lii dem ci jàkka ci julli juróom boo ko méngalee ak li dem ci jumaa nga xam ne li dem ci jàkk julli juróom kon daal daanaka sam ci wàllu paj mi mesure yi mu jël d'accord naa ci mooy bi ci des mooy affaire maanaam ñàkku nit ñi am na disposition yu mu jël ndax am na alalu réew mi ju mu ne dana ko tibb ci budget bi pour dimbali ci nit ñi beneen bi ci des mooy affaire koom bi mooy dimbali entreprise yi pour ñoom itam ñu bañ a faagagalu ci jafe-jafe yi nga xam ne coronavirus indi na ko ci réew mi dinañ si ñëw ba tey ñu taxaw si caractéristique discours président de la République parce que ñëpp de l'ont reproché tous les observateurs de l'ont reproché président de la République dafa am comme problème de communication mais hier dañoo gis un président rassurant un président boo xam ne il a utilisé des mots forts nous sommes en guerre te tamit utiliser na ay mots yoo xam ne dafay dem vers un consensus national mu nekk un discours boo xam ne c'est rassurant un discours boo xam ne jàpp naa ne carrément toutes les forces vives de la nation ñoom reconnaître ne na à travers les discours du président de la République. Effectivement démb discours bi président la discours njiitu réew la. discours bu kilifa bu taxawaayu kilifa ndax boo xoolee. coronavirus dafa am benn phase bu ñu raté phase bi ñu raté mooy phase su aar maanaam li ñuy wax fagaru. phase su xoddeeku bi dañ ko raté parce que bu ñu ko raté wu doon ay nit duñ jóge bitim réew ñëw di ko wàllu waa réew mi waaye dañoo raté boobu mais nag ginnaaw raté nañ boobu léegi li des mooy phase su faydaay gi. faydaay gi nag discours bi mu génne démb maanaam ay matukaay ngi ci yoo xam ne buñ ko yëpp buñ jëfee lépp mën nañoo rafet njort ci ne balaa yàgg coronavirus ñi mu daloon maanaam du ñu yokku te daañu wér ñi mu dalul woon. du leen dal kon encore une fois daal démb moom wax dëgg yàlla man de gis naa sama bopp ci discours bi te jàpp naa ne bu ko ci ñëpp jàppalee rek maanaam noonu na ñëpp xam ne coronavirus xeexu ñëpp la maanaam nit ñi en tant que individu seenu xeex la wajur yi seenu xeex la maanaam nañ téye seenu njaboot seen biir kër xale yi defuñ dara ci mbedd mi kilifay diine yi seenu xeex la war nañu wax seeni taalibe ñu déggal président de la République nangul li nga xam ne moom la leen sant ulama yi borom xam-xam yi ilimaan yi aussi seenu xeex la le patronat ab xeexam la centrale syndicale yi les jeunes à travers l'ONCAV ak le conseil national de la jeunesse ñoom itam seen xel maanaam bu gàttal daal xeexub sénégalais yëpp la ndaxte bu sénégalais bu ne musalee sa bopp rek Sénégal gépp dina mucc. Monsieur le ministre yow nekkoon nga président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ko mun nañoo wax ne xam nga assemblée nationale. te assemblée nationale président de la République nee na fas yéene na de saisir d'un projet de loi habilitant le président de la République à prendre des mesures pour une durée de 3 mois. oui waaw man loolu d'accord naa ci rawatina ci wax dëgg yàlla junjoon naa ko ci jamono yu wees nee naa président li ñu ko war def mooy defal ko loi d'habilitation. ndax budget bi woote nañ ko ba pare 4000 milliards la ñu war koo jëmale ci réew mi jàpp naa ne nag ginnaaw budget bi moom Sénégalais yi ko tax a jóg li ñu war a yittewoo mooy fexe ba Sénégalais yi mucc maanaam c'est parce que fii ne bakkan yi la ñu war a sauver kon budget bi maanaam ñu mobiliser ko fexe ba président de la République man cee jël lu mu faje lu mu fexe ba Sénégal yi mucc man loolu dama ciy d'accord mooy la loi d'habilitation moom 1000 milliards la wax jàpp naa ne bu ko yóbboo assemblée nationale xam naa ne procédure d'urgence lay doon député yi daañ ko wote ci nu mu gën a gaawee pour que moom mu am nag possibilité tibb ci gafagal réew mi pour nag jublu ci xeex jàngoro ji xeex ñàkk gi nga xam ne mën na ko indi ci réew mi xeex difi jafe-jafe yi nga xam ne mën na ko indil économie Sénégal personnellement daal wax dëgg yàlla discours boobu moom gis naa ci sama bopp li ma lay wax rek na ci ñëpp jàpp parce que bu ñu ñëpp jàppee rek jàpp naa ne daañu ci am ndam. d'accord si 1000 milliards yooyu la moo nekk fonds de riposte ngir xeex lii di Covid 19 mu tuddee ko force Covid 19 waaye da ciy tibb lu tolloog 50 milliards de francs CFA ngir dimbale les couches les plus vulnérables. te man jàpp naa ne 50 milliards de francs CFA yooyu moo ci ëpp solo ndaxte couvre-feu ndaxte état d'urgence bu xasee ba am rek dañuy xool population bi nga xam ne suñu yaay di jaay cere wala suñu nijaay di jaay. ay sandwich ak yooyu noonu dont les supérettes ñoom dinañ am problème par rapport à ça. gis nga man bu dee woon day jël 500 milliards sax def ko ci loolu dama ci daw xam nga tax xam nga ñi boo xoolee am nañ loo xam ne dañ koy fàtte ñun waa Sénégal suñu mbokk yi nekk bitim réew. surtout. 1000 milliards lañ daan yónnee Sénégal la ci ëpp pour dundal seen i waajur ak seen i soxna ak seen doom yi nekk ci biir Sénégal la ñooñee ñi ci ëpp États-Unis lañ dëkk Italie Espagne France
dërëm yónneetuñu ko. su ko defee bu ñu deful ndànk drame social dina am. ci foofu. may sàkku ci état bi ak communes yi Sénégal yi ñu dimbali gouvernement bi pour fexe ba xam ñi nga xam ne daanañ leen yónnee lu ñu dundee. ñu xam ñaata lañ ak ñaata lañ leen daan yónnee bu ko defee état bi dina mën a jël ay matuwaay pour que jafe-jafe ya seen i jëkkër ak seen i doom am bitim réew. du répercuté wu ci seen dund kon encore une fois li nga wax dëgg la. koppar yooyu moom lu mu ci jël baax na parce que nag effectivement bu fekkee dañoo wàññi circulation bi. ne maanaam di ñu dañ teel a wàcc. ak même restaurant yi ñu ne du ñu am. te restaurant yi ñoom guddi lañ doon fonctionner. voilà donc kon yooyu. effectivement moom day mesure d'accompagnement gis nga man jàpp naa ne bu Sénégal amoon xaalis bu ko matee dañu téye ñëpp na kenn ku ne na toog sa kër comme ni Chine waaye def waaye nag xëy na jëmtukaay yi Chine amuñu ko am te ko man defe naa ne lu mu jar rek pour nit ñi toog seen kër pendant 1 mois maanaam 1 mois 2 mois jàngoro ji jóge ci réew mi tuxu fi su ko defee ñu jubluwaat ci tabaxaat Sénégal gu bees. te tamit par souci de transparence est-ce que jotul président de la République wala sax les institutions habilitées ñoo nga xam ne ñooy distribution xaalis beeg yooyu ñu mêler les collectivités ça veut dire les maires par rapport au recensement si couches yu gën a vulnérables parce que déjà rek boo duggee dans les quartiers les plus chauds à Dakar wala sax dans les quartiers qu'on dit résidentiels entre guillemets da ngay gis nit yi dañuy rang foofu seen ay poti fondé ak seen ay poti caakri donc ça pose problème. Effectivement maa xam nga boo xoolee li maanaam li nga xam ne d'ailleurs njàpp Sénégal coronavirus jàngal nañu ko. mooy état bi taxawaayam dafa des. organisation état bi dafa des. parce que ab état dafa war a xam ab population war naa xam kenn ku ne nu mu tudd ak nu mu sant ak nu mu dëkk. mais malheureusement boo da nga xool xam ne loolu ñun amaguñ ko. kon li ma jàpp mooy dans les 557 communes du Sénégal. war nañ fa ba organisation yoo xam ne day boole maire yi. administration bi ak askan wi. pour ñu xam ñaata ñoo soxla mbir yi di surveiller aussi nañ leen koy joxe parce que nag buñ ko fàtte maanaam bu coow li bari ba tax ñu fàtte ne Sénégal moom dañoo tàmm am na fi ñoo xam ne dañoo tàmm maanaam jafe-jafe yi nit ñi. ci la ñuy jariñu maanaam li ñaan rangoo ñu baadoola mooy tiim sere pour Sénégal dafa am ñu ko fi tàmm boo xoolee lu mel ne plan jaxaay ba ak lu mel ne plan ORSEC yi ay milliards la ci nit sàcc. kon war nañoo fexe ba xaalis bi nga xam ne président du koy jël ci gafa ak réew mi. ngir ñu jëmale ko ci néew doole yi pour ñu bañ a am jafe-jafe maanaam seen i jafe-jafe bañ a bari lool ci mbirum coronavirus bi ñi nga xam ne ñoo tax mu jóg ñu mën cee jot loolu nag maire yi ak population yi ak société civile war nañoo kuréel fu ne pour ñooñu nag xaalis bi ñu xam ñan lañ koy jox su ñëwee ñu jox leen ko su ko defee affaire bi du dem ci poosu jàmbur. waaye lenn rek moo ëlëm xel yi nit ñi par rapport à discours président de la République naam sax rafet na riche na yaakaar naa ne lu ëpp si nit ñi li loon ko xaar wax na si mais dafa waxut couche bu gën a vulnérable mu nekk taalibe yi. oui loolu aussi li nga wax lu wér-wér la man jàpp naa ne le gouvernement war naa jël nag ay dispositions. pratiques d'abord taalibe yi ni ci mbedd yi waruñu woon nekk ci mbedd yi. ils sont exposés ah. waruñu woon nekk ci mbedd yi waaye jàpp naa ne c'est l'occasion. maanaam coronavirus bi war naa nekk occasion. pour nag Sénégal jëlee ay goneem ci mbedd yi gis nga gone këram du mbedd gone day nekk ci suufu keppaaru waajuram wala mu nekk ci daara di jàng loolu waaye du mbedd mooy kër gone kon jàpp naa ne occasion la cette fois-ci pour que gouvernement bi jël matukaay yi mu war a jël lépp pour xale yi ci mbedd mi ñu jëlee leen ci mbedd yi maanaam mooy ñi nga xam dañoo dëkk ci mbedd même ñi nga xam ne nag tey jii dañoo jàngatuñu maanaam gouvernement bi tëj na école yi xale yi aussi war nañ leen a tere ñu dem ci mbedd yi parce que gouvernement bi tëjul école bi pour xale yi taxawal ci mbedd mi jërul tëjul école bi pour enseignants yi aussi di dox seen i soxla kon nañ leen confinement bi kenn ku ne ci noonu na confiné njabootam defe naa ne bu ñu ko defee rek njaboot yëpp daañu confiné te loolu dina bokk ci li tax jàngoro ji du law ba mën a indil réew mi ay jafe-jafe. gis nañ ba jàngoro bi takkoor na see ba tey élan de solidarité bi ñu gis ne carrément le secteur privé national sénégalais def na si ay participation yu am solo te ñu gis ne carrément dans la gestion du pays mun nañu wax ne président de la République moom dafa am problème de préférence nationale est-ce que tey coronavirus waru tax tey Macky Sall changer la donne par rapport ak ça. bien sûr c'est-à-dire que coronavirus li mu war a jàngal rek. mooy mbay ci sa wew tànk. surtout parce que gisatuñ benn tubaab. talatuñu sax talatuñu seen tubaab yi seen doom yi fi newoon bëgg dem yónnee nañu avion jël si leen. donc coronavirus moom li mu war a jàngal mooy mbay ci sa wew tànk. coronavirus li mu war a jàngal mooy ñu góorgóorlu ba mën a suñu bopp. coronavirus li mu war a jàngal ñu góorgóorlu ba sañal suñu bopp. moo tax ma jàpp ne jàngoro ji naan lu bon la ci askan wi. ci wér-gu-yaram ci koom gi waaye nag war naa mën a permettre Sénégal ñu tëggaat seenum xel ba soppi seen réew
ba ni muy doxee ñu suppar ñu ko. loolu et aussi par rapport à la priorisation de nos dépenses politiques parce que gis neen carrément Macky Sall inauguré benn stade à hauteur de 150 milliards de francs CFA. ñu gis suñu hôpitaux yi problème yu si nekk. mooy bon inauguré ko dafa poser première pierre. xam nga njàpp boo xoolee Sénégal. nga xam ne doy na waar boo xoolee dëgg-dëgg fondamentalement depuis Senghor daanaka hôpital tabaxuñu ko fi. billaay parce que hôpital yu bees yi benn yan la ci mooy hôpitalu Ziguinchor bi. ak hôpital Dalal Jàmm ak bu Fatick bi. waaye boo xoolee réew mi daanaka hôpital bu bees boo demee Diourbel hôpital ba fa nekk maanaam moom mag waa Njaaréem gépp. Touba hôpital bu mag ba fa nekk murid ko tabaxal seen bopp maanaam Sénégal maanaam lu mel ni lam ñu war a jàngal mooy li ñu ci war a jàngat mooy xam nañu ne. ci mbirum ko docteur naam am nañ docteur yu xarañ. waaye nag amuñu plateau médical bu mën a faj askan wi. c'est quasi existant voilà loolu nag c'est une faute politique. boo xam ne nag lii occasion la pour ñu supparñi ko. c'est-à-dire que c'est vrai bon xale yi bëgg nañoo football waaye jàpp naa ne 150 milliards bu ñu ko defee ci ay hôpitaux. région bu ne dana am un hôpital ultra moderne sunu docteur yu xarañ yi ñu yóbbu leen fa wut équipement yu moderne dugal ko fa jàpp naa ne su boobaa lu mel nii moom daañu ko fi safara waaye nag Sénégal dañoo tàmm dugal ci alal bëri ci réew mi ci loo xam ne amul priorité man de personnellement lu mel ne Diamniadio je crois que 7 milliards yaa ngi fa sotti. ci centre Abdou Diouf. palais des congrès comme palais des expositions ak même pourquoi pas centre ci Arena Sénégal Dakar Arena wax dëgg yàlla jàpp naa ne lii jàllee moom. Sénégal war naa góorgóorlu ci mbirum fajukaay maanaam ay hôpitaux région bu ne am hôpital ultra moderne département bu ne am maanaam fu ñu mën a fajoo li ci des mooy njàng mi fokk nit ñi jóge ci am réew mënul mën a jëm ci kanam te 54% de sa population dégguñu langue ba muy làkk kon maanaam daal gis nga njàpp nanu def ne lii occasion la boo xam ne dafa nu dal pour fàttali nu ne suñ réew mi ni muy doxee 1960 ba léegi doxin wi yéex na doxin wi baaxut te dañ ko war a jubbanti. problème de vision bu suñu état yi am depuis Senghor ba ba kii di Macky Sall. Macky Sall nekk président boo xam ne il est né après les indépendances nit ñu tuddee ko woon président alternance mais mu mel ni comme le pays sous Macky Sall am na problème yu bëri parce que instant yi da ngay gis ne carrément avec le coronavirus on court à une perte par rapport ak suñu économie parce que da ngay gis ne le pays n'est pas industrialisé. Mais bien sûr xam nga boo xoolee dëggantaan maanaam façon bi ñu yore réew mi moom na ko Senghor yore woon noonu la ko Abdou Diouf yore noonu la ko Abdoulaye Wade yore Macky Sall aussi génn gudd loolu c'est-à-dire que Macky Sall depuis bi mu fi toogee ak léegi pratiquement inauguré bu ñu benn usine. Ça pose sérieusement lépp dañ koy jéggaane Chine. ça pose sérieusement problème c'est-à-dire que tey jii bu Chine gërë woon mais sëñ bi musiba dana wala Turquie. loolu nag maanaam lii moom daa war a nekk occasion pour ñun ñu jël priorité ko. tabaxal beneen Sénégal gu bees maanaam tabax ay industrie tabax ay hôpitaux raay yi ñu dekkal ko mbay mi ñu def ci alal ju du jeex pour Sénégal mën a bay lu muy dundee parce que nag imagine tey réew yi nga xam ne ñun ñoo ñu jaay ceeb lu maanaam coronavirus bi jàpp leen ba mënatu ñoo jaay kilo ceeb kon musiba am kon même ñun ni ñuy dundee sax même li ñuy lekk sax war nañ ko soppi. déjà le ministre dit que Sénégal am na 3 mois de stock yoo xam ne en vive mais loolu c'est risqué. waaw mais xam non seulement c'est risqué mais gàcce la parce que dañu wax ñun li ñu waxoon mooy autosuffisance en riz ñu toog fi naan am nañu stocku 3 mois xam nga loolu gàcce la loolu bul ko sax war na ko sax rusa wax. en tout cas war na ko sax rusa wax parce que nag quand même ñu dig nit ñi 2017 daal na am autosuffisance en riz tey yi ñu naan am nañu stocku 3 mois mais franchement loolu mu ëpp na sax wax parce que nag l'année c'est 12 mois c'est pas 3 mois. Juste rappeler rek aux auditeurs qui nous suivent un peu partout dans le monde suñu site suñu page Facebook Sénégal 7 ou bien sur YouTube Sénégal 7 yéen a ngi seen édition spéciale bu ñeel coronavirus nii leen koy defee saa su ne sur Sénégal 7 à chaque fois dañuy dalal la rek koo xam ne rek xam-xamam màcc na si tolluwaayum réewum Sénégal rawatina lépp rek loo xam ne ñeel na feebar bi di coronavirus nga xam ne mu ngi dox di lëmbee àddina wax nga këpp rawatina fii si Sénégal monsieur le ministre ñu dem rek après discours président Macky Sall gis neen carrément que président Macky Sall décrété na état d'urgence décrété na lii di couvre-feu mais gis neen en même temps aussi gannaaw ba mu gisee opposants yeeg toutes les forces vives de la nation retrouvées wu derrière moom gis neen mu organiser benn audience recevoir ay opposants yu ku si mel ni Idrissa Seck Ousmane Sonko Gakou ainsi de suite mu nekk benn retrouvaille boo xam ne entre la classe politique loo gisee mbir moom.
waaw man de li mu wax démb man lépp laa d'accord waaye li mu def tey dafa benn lu weddi li mu wax. ah pourquoi. xam nga dama la wax ne la boo liiree discours président bi. bokk na ca lu muy sàkku ci Sénégal yi kenn ku ne toog sa kër. maanaam li ñuy wax confinement volontaire. ndax bu ne état d'urgence maanaam ñu wàññi guddi kenn dootu ko génn. couvre-feu pardon diggante dëkk ak dëkk desu ca dem. loolu en filigrane li mu bëgg a wax Sénégal yi nañu toog seen kër. waaye moom naka la ñu bëgg a toogloo suñu kër ba noppi di jëlee nit ñeneen di recevoir ay nit. non je crois que maanaam audience su tey c'est en contradiction ak li mu wax parce que moom moo ne woon démb bu benn ndaje am ak quels que soient les motifs moom moo ko wax démb léegi nag ndaje moom bu doonee ñaari nit rek fii ne maag yow rek ndaje la. kon moom waru ko woon def man li ma jàpp mooy da leen a waroon recevoir avant muy wax. parce que loolu lay mooy am sens bu ko nee xëy na mu wax leen li mu bëgg a wax li mu bëgg a def. waaye wax li mu bëgg a def ba noppi di leen recevoir rawatina ci moom ci boppam mu wax nit ñi nañ toog seen kër maanaam bu kenn jógee ci dëkk dem ci dëkk. moom nag mu am sañ-sañu li mu wax li mu digal nit ñu bañ koo def maanaam président démb moom dafa def li ji koy téere mooy maanaam digle cangaay te sanguwut. ah mais mun nañu ko nangal aussi que l'heure moo ko laaj tey aujourd'hui ñëpp dañoo soxla toute la classe politique xam nga l'heure bi de l'essentiel. l'heure bi moom moo ne new toog leen seen kër kon lu tax muy woon nit ñi ci ñuy génn seen kër non c'est-à-dire que image bi moom baaxul imagine tey ngoon ñu daje benn xale ci mbedd mi ne ko dañ la couvre-feu bi dañoo wax nga toog seen kër mu ne lu tax président ni nit ñi nañ toog seen kër ba noppi di recevoir non je crois que ça moom c'est une erreur de communication. D'accord. C'est une erreur de communication et je crois que yu mel noonu mat na vérifier parce que li ma gënaloon mooy benn mu recevoir leen avant muy def déclaration bi maanaam kilifay diine yi mu wax ak ñoom bu leen mën a recevoir mu recevoir avant muy parce que nag def li ngay wax ba pare di recevoir nit xëy na xam nga ne Sénégal moom ñaare gis nga ñun bu mbir amee rek dañ ciy dugal suñu émotion. waaye mi imagine tey ñi nga xam ne ñoom la recevoir bu ci amee ko am coronavirus mën na ko wàllu président de la République te nag président de la République moom dafa seer maanaam wax dëgg yàlla bu ma sañoon daal lii mu def na ko ba noppi nag waaye bu ma sañoon na ko yemale fii bañ a tee recevoir kenn ci jamono yi ñu jël. d'accord mun nañu jàpp ne carrément d'accord ci fond bi par rapport ak regroupement bu muy indee ak jokkalanteeg yooyu audience beeg yooyu xam nga gàcc mais xam nga aussi jamono ji xarala ji ne ci àdduna mais aussi mun nga nangu ko instant yi tout le Sénégal s'est réconcilié quand même. non il s'agit pas de réconciliation man réconciliation non il s'agit de nous mobiliser pour sauver des Sénégalais. aar Sénégalais yi kenn ku ne dala am loolu ci war c'est-à-dire que bu ñu démarche boobu bu ko defee day daal nekk une démarche politicienne. parce que da nga jàpp ne c'est juste politique. non Sénégalais yi soxlawuñ ñuy juboo pour ànd ci sauver Sénégal. ah bon mais non soxlawu ko parce que sauver Sénégal kenn ku ne dalaa war te ku maanaam sauver Sénégal maanaam d'abord mooy sauver sa bopp. ginnaaw nag mooy sauver sa bopp sauver say doom ak say soxna loolu kenn ku ne dalaa war président la nag moom la Sénégalais yi fal moo jabooti réew mi yëpp su fekkente ne daa ubbi. maanaam ne dañoo war a xeex jàngoro ji day jaadu ñëpp jàppale ko ci mais li ma d'accord mooy audience bi amaan kon mu wax ak ñoom parce que nag yow les moyens techniques yi am ci àdduna wax dëgg yàlla président mën naa wax ak ñooñu te nag duñ déplacé nag Sénégal wees na foofu mën naa def visioconférence même les conseils des ministres daf ko war a baax conseil des ministres daf ko war a baax di ministres yi toog seen i bureau di wax ak moom c'est-à-dire xarala yi ci àdduna maanaam li nga xam ne coronavirus daf koo bëgg muy nit ñuy daje moyen de technologie may na nu ndaje mi bañ a am kon président de la République na utiliser les moyens technologiques pour que ndaje yi mu wàññi ko parce que nag président de la République dafa cher moom laa wax fan yi ma ne mam sama mbokk yi murid yi nekk Touba ma ne leen bàyyi leen sëriñ si ngeen di siyaare ji bàyyi leen barab yi ngeen di dem bu lii jàllee nag kenn ku ne dem siyaare sab sëriñ waaye nag siyaare sab sëriñ ba wàllu ko coronavirus loolu moom ku ne war na ko mooy dem seeti président bi ba wàllu coronavirus aussi loolu baaxul te nag bu ñu fàtte Brésil président bi dafa am coronavirus. te tamit dañuy gis ne audience yooyu moom amee kii di sëñ Modou Kara moom dafa ñëw nuyu ko ak ñaari loxo fekkee au niveau de la régie élément bi mun neen ko am ñu gis Souleymane. loolu moom mooy affaire bi mooy li ma la wax rek parce que président moom élément baa ngi nii. waaw non moom mooy li ma la wax rek c'est-à-dire que li ko indi sëñ Modou Kara deful dara de président de la République mu ngi foofu moo def affaire bi moom moo waroon recevoir nit ñi su bëggee waxtaan sëñ Modou Kara mën na def moom visioconférence ñu jàkkaarloo wax. donc c'est contradictoire. mais bien sûr li mu def recevoir audience tey ak li mu wax démb y a une contradiction te contradiction kilifa da ko war di mooy parce que nag gis nga sëñ bi laa def ne nit mooy koo xam ne waxi démbam day nibboog jëfi tayam te waxi démb jëf président de la République wax ci nit ñi toog seen kër ak jëf ji mu jëf tey moom am nag safaanoo te loolu nag du yëfu kilifa. d'accord gannaaw ba mu recevoir kii di Ousmane Sonko mun nañu wax ne carrément ñeneen parti politique yëpp mu recevoir kii di Idrissa Seck ak Malick Gakou ñoom ils sont rangés derrière mesures yi nga xam ne président de la République jël na ko mais Ousmane Sonko moom il n'a pas dérogé à la règle moom dafa jàpp ne lii rek nga xam ne ñeel na mesure yu ne ñeel wàllum annulation
exonération fiscaux moom président du PASTEF ne il n'est pas d'accord. waaw man de am na ci côté boo xam ne d'accord naa ci Sonko man jàpp naa lu mel ne société yu mag a mag yi dama leen bañ a tudd pour des publicités. wax dëgg yàlla nag may leen impôt bi wax dëgg yàlla jaadul parce que nag impôt. moo yor koomu réew. impôt mooy alalu état. impôt mooy alalu askan wi. su entreprise boo xam ne attan nga sa impôt na nga ko fay. am te koo xam ne nag boo fayee sa impôt da nga amee jafe-jafe kooku man d'accord naa ñu bàyyee la ko ba ca kanam nga fay ko wala ñu may la ko kon maanaam waruñu ko def mbirum waame maasale ñëpp ñu baleen bu ñu leen maasale rek am ñoo xam ne daa ñàkk seen cër. mais mun nañu wax ne fu mu toll nii impôt amul fiscalité amul économie. non loolu lu ñu waroon a fay ba pare la lu impôt loo xam ne dañ ko war a fay maanaam si instant mais jamono yi mënuñu ko fay ñooñu mën nañ leen a téye leen ko léegi parce que nag xam nga daa am impôt yoo xam ne par exemple impôt sur les salaires. kooku patronat bi dañ koy coupé. téye ko. loolu xam nga coupé nañ ko ba pare. dañ ko war na jox état bi xëy na mën na am lu mu leen ne mën wala impôt sur les bénéfices. wala sur le chiffre d'affaires loolu bañ ko waree fay daa yàgg xëy na nag jamono ji di leen ko laaj moom baaxul. kon loolu mën na comprendre waaye nag maanaam li ma bëgg rek mooy bu ñu maasali yëf yi maanaam def ko ndiiraan maanaam ñoom ñëpp ñu ne bàyyi nañ leen su boobaa am ñoo xam ne waruñu ko am te am ko mooy li ma wax toujours affaire subvention da ngay gis koo xam ne day këram day am 5 climatiseurs maanaam yàlla wërsëgal gëloo ko ñu naan état bi day subventionné courant bi muy lakk xam nga loolu jaaduwul donc yooyu aussi man jàpp naa ne maanaam xëy na président wax na ko pare mais defe naa ne ay ministère de l'économie et des finances wala ministère du budget su ñuy defar affaire bi maanaam di ko war a appliquer daañu fexe ba ñi nga xam ne mën nañ ko ñu fay impôts yi ñi ko mënul ñu bàyyi leen ba ca kër. mais peut-être c'est par rapport aussi aux hôtels yoo xam ne accepté neen recevoir 1561 personnes. yoo xam ne rek lii di coronavirus jàpp ne loolu aussi. benn aide à l'État aussi. xam nga président li mu war a def. maanaam bu ko laajee yaakaar naa sax dana ko def réquisitionner tous les hôtels. parce qu'en réalité affaire coronavirus affaire feebar maanaam hôtel boo xoolee hôtel moom hôpital ñu niroo ay mandarga. parce que hôpital li tax mu baax mooy dana am lii mais aussi dina am ay toilettes ci biir. maanaam tey bu ñu jëloon hôtel yi réquisitionné leen. nit ña fay nekk danañ fa mën a nekk bu baax ñu mën leen a surveiller bu fekkente ne toog nañ fa la ñu war a toog seen jàngoro gën ñu bàyyi la nit ñi bi kon encore une fois. réquisitionné hôtel moom état bi am na sañ-sañ bi. mbirum nag l'impôt boo xam ne entreprise da ko jël ba noppi waroon ko fay te xëy na guddi yi mën naa am jafe-jafe man d'accord naa ñu bàyyee ko ñi ko mënut. waaye nag xam ne entreprise yu mag yi nga xam ne ay chiffre d'affaires yu milliards la ñuy def di def ay bénéfices yu milliards. wax dëgg yàlla nag may leen suñu impôt bi moom ku ko def da nga jël loolu moom dañoo waroon injecter sax xaalis ci xel. oui non parce que bon am na société am entreprise yoo xam ne ay milliards la ñuy def bénéfice. di ko jox seen i actionnaire waaye ñooñu nag nga bëgg na alal li ci Sénégalais yi moom maanaam sarax bi nga xam ne Sénégalais yi ñoo ko ci moom nga bàyyi ko ak ñoom de loolu moom baaxut loolu moom bu fekkente ne président moom la nar moom na ko teg fi suuf loolu moom fekkee loolu mooy divergence bi mu am ak Sonko man Sonko daa boobu maa Sonko noo far parce que nag ñi ko mën daal nañ leen bàyyi ñu fay ko ñi ko mënut ñu jéggal leen. waaw waaye yow ñu lay xaar xanaa président recevoir la. déggoo li ma la wax xam nga man moom ginnaaw damaa d'accord ci mu recevoir nit ñi su ma woon ma ne ko jéggal ma. La régie fekkee rek les numéros sont disponibles pour auditeurs yu bëgg a participer rek par rapport à l'émission. D'accord donc tonton monsieur le ministre on continue rek par rapport ak discours par rapport ak discours président de la République ak lépp rek loo xam ne rek indi na lënt par rapport à ça parce que ñu bëri ñu loon xaar confinement nit ñi sax ne carrément que état d'urgence bi nga xam ne président de la République décrété na ko sur une période bien donnée c'est juste pour se préparer vers un confinement. Est-ce que un confinement fii au Sénégal mën na ne parce que ñu bëri confinement luxe la pour ñoom. oui xam nga pour le moment confinement bu ndaw la président def. parce que en réalité bu ñu nee maanaam mënoo jógee cib dëkk dem cib dëkk loolu confinement bu ndaw la maanaam dëkk yi lañ confiné. li nga xam ne moo des c'est-à-dire en fait c'est un confinement géographique territorial. xëy na li des mooy le confinement humain maanaam nit ñi toog seen kër loolu moom moo ci des li may ñaan yàlla nag mooy maanaam ñu. fan yii yëpp yi delloo ginnaaw ba du jar confinement humain mais gis nga ngàcc bu ko laajee nañu téye nit ñëpp seen kër c'est vrai c'est-à-dire que loolu aussi li mu mën a jàngal parce que Sénégal yi li ñuy wax mooy confinement mënuñu ko parce que nit ñi amuñu lu ñu dundee. soxna ngàcc jëpp Sénégal am indépendance 1960 Sénégal li mu am ci géej ak jën Sénégal li mu mën a ci mbay Sénégal li mu mën ci sàmm Sénégal nga xam ne 1960 moo Corée du Sud ñoo tolloo woon doole moo Tunisie ñoo tolloo woon doole.
mu ne fi yàcc ba ay aw askanam 80% yi mun amuñu dépense 5 jours loolu ak yaafus la. loolu mooy problème de vision bi aussi. mooy yaafus la parce que bu ñu demee ba toog parce que bu ñu yaafusul woon kon les Corée du Sud def dañ ko mën kon les Chine def daañu ko mën. parce que bu ñu demee ba toog coronavirus bi man pour man ça a montré les limites de l'État pour ne pas dire l'État parce que bu ñu demee ba instant yi taxe douanière yi nga xam ne au niveau du port moom foofu la ñu gën a jëlee suñu recette par rapport à l'État léegi am nañu problème loolu doy na waar. gis nga coronavirus mën naa màbbal koom gi mën naa màbbal askan parce que xam nga tax bu dee askan bi maanaam li ma wax 1000 milliards yi nga xam ne moom la diaspora bi daan yónnee 10% du PIB la. nga xam ne moo ëpp sax aide. bien sûr aide au développement. bu dee kii na mu tuddati le tourisme. c'est 12% du PIB. tourisme moom amatul maanaam touriste benn dootu ñëw dañ foog ñu tëj na mu tuddati réceptif hôtelier yi la ñi nga xam dañ daan ñëw ci réew mi di fi investir seen alal dootu ñëw su ko defee maanaam tey te fekkul nag. Sénégal ñu préparé secteur privé national am ba mu dëgër ne mu war a dëgëre pour que yooyu bañ a ñëw mën ko remplacer mooy suñu ci gaawut pour lii dakk maanaam gaaw fee jóge mën naa indil jafe-jafe yu réer Sénégal c'est pourquoi li ma jàpp mooy ceen nañu waroon a xoddi koo desoon na parce que bu ñu defoon la ñu waroon def teel a tëj frontières yi ku dugg ci réew mi ñu mettre la en quarantaine kon waajee wàll waa tubaab du leen wàll kon li ñu wax tey jii ne am na ay importé ko ñooñu duñu wàll réew mi parce que gis nga Sénégalais bu indi jàngoro ci réew mi daa bukkut ak tubaab bu ko fi indi. kon ñoom dañoo lajj ci départ. non dañ ca lajj ca départ ba xam nga tubaab bu fi indi jàngoro moom ak monsieur madame lay doon. ak peut-être l'enfant. Sénégalais nag bu fi indee maanaam coronavirus moom mbooloo la koy wàll mooy kaa benn tubaab ndaxte maanaam dana nuy ji ay nit ñëw nuy si ko su ko defee mbooloo lay mën a wàll jàngoro ji. kon encore une fois bu fekkonte ne lajju ñu ca fagaru ba. kon xëy na jafe-jafe yi ñuy dund duñ ko dund maintenant nag jafe-jafe yi ñu ngi koy dund mesures yi président de la République jël baax na nañu bàyyi tuuti xool su fekkente ne nag vraiment mënul saafara yokku jàngoro ji su boobaa nag jàpp naa ne li gën rek moo ñu def confinement sénégalais bu ne toog sa kër ñu wul lijjanti pour man nag budget buñ ko financé am na pour man am na bien sûr xam nga boo xoolee am na li ñuy wax budget fonctionnement des ministères gis nga ministères yi essentiel fi mu ne yooyee seen budget fonctionnement mënees na ko jël yi amul maanaam ñetti ministère la xëy na yoo xam ne seen maanaam li ci ëpp lépp mën nañoo jël seen budget de fonctionnement dugal ko ci xeexum coronavirus bi. lu mel ne fonds politique président la moom dafa dem ne sax ba wax ne kii di président Macky Sall dafa war a jël fonds politique. 2020 da nga sàq misaab lañ ci rek da nga sàq misaab lañ fonds politique am yi. ak fonctionnement président non fonds politique bi ak fonctionnement président de la République. ak caisse noire bi na ko ca def. armée bi nga xam ne maanaam mooy armée de terre armée de l'air yooyu nga xam ne maanaam xeex maanaam tey bu ñu doon ay nit doon ay noon doon ñëw ci réew mi lañ koy def ñoom itam ñu la ca nekk lépp te mën a ñàkk ñu jël ko. bàyyi ko la mën a ñàkk rek ñu bàyyi ko ñoom la ca ñu jël ko dugal ko ci fond bi. mais président de la République waxagul ci fond yooyu dafa mel ni il tient à ces fonds de non xam nga gis nga jàpp xam nga sëñ Mountakha dafa am lu mu wax président de la République. sëñ Mountakha daa jël 200 millions sëñ Touba. dugal ko ci xeexum coronavirus bi. digal taalibe yi ni leen kenn ku ne na ca def la mu mën. kon nag ginnaaw sëñ Mountakha jël na 200 millions pour sëñ Touba président Macky Sall fonds politique yi na ko versé ci fonds bi fonds politique assemblée nationale conseil économique social et environnemental au conseil ak yëpp foo xam ne alal la nga fay lang muy les fonds communs yi nekk ci ministère de l'économie ak ministère de la justice loolu lépp nañ ko jël jeexaat ko dajale ko. dugal ko ci fond bi nga xam ne moom la président créé. il y a de ces institutions ñu bëri ëpp ci Sénégalais yi amul leen benn njëriñ. waaw déedéet xëy na man sax du ma dugg ci loolu parce que loolu boo ko defee xëy na day jow mais man li ma jàpp rek mooy fonds ya fa nekk te maanaam ya fay lang rek. ak même les comptes du trésor les comptes spéciaux du trésor loolu ñi may wax xam nañ li ma leen wax ñu fexe ba loolu lépp ñu dajale ko jox ko président de la République mu mën cee aar mbirum pajum ñi mu dal fexe ba ñi nga xam ne dalagu leen du leen dal. fexe ba ñi nga xam ne ak ñàkk mën naa dugg seen biir ñu fexe ba jàppale leen ba ñu am lu ñu dunde fexe ba koom gi aussi entreprise yi bañ a loof ñu mën leen a jox xaalis kon loolu jàpp naa ne maanaam nag ku ne sacrifier sa bopp même gis nga les familles ñi daan def ndékki añ ak reer sax nañ ko xoolaat bu laajee nu wàññi suñu dépense nañ ko wàññi parce que nag lii mën naa yàgg te bu yàggee boobaa mën naa nekk ay jafe-jafe. loolu dina métti si seen i de. dina métti ci ñoom waaye gis nga maanaam ndékki añ reer loolu Sénégal rek ko des ci àdduna. jàpp naa ne war nañoo mën a wàññi dépense yi pour yaxanal ngir ëllëg parce que loo xam ne daf laa dal te muy lu diis te mën a yàgg
da nga ko war a waajal malheureusement nag ñun waa Sénégal dañ dul waajal dara loo xam ne yàlla baax na garaawul bul faale gimiñ gu yàlla xar gu ne dana ca def lu mu lekk alors que koo fi seen mu dee rek am na mbooloo dee na fi te xiif rey ko te pourtant am nañ gimiñ nañ bàyyi waxu caaxaan yooyu. d'accord juste rek rappeler aux internautes qui nous suivent numéro bu ñu mën a jotee via WhatsApp c'est le 77 883 41 83 77 883 41 83. boo leen bëggee rek participer ci émission bi que ni ñu koy defee saa su nekk via WhatsApp oote leen ci numéro bi 77 883 41 83 monsieur le ministre ñu wax ba tey coronavirus ak njeexital yu mu am par rapport à état bu Sénégal sànq yaa ngi wax confinement waaye man confinement dina nekk loo xam ne daf may xaw a jaaxal par rapport à suñu économie bu débrouillard bi. suñu yaay dañuy jaay caaf suñu yaay dañuy jaay gerte. imaginez déjà rek non d'accord naa jafe-jafe ne. jafe na maanaam nga def confinement jafe na c'est-à-dire laaj na alal ju bari ñu mobiliser ko loolu lu jafe la jàpp naa ne moo tax nag président commencé lii mu commencé maanaam confiner ville yi te bàyyi nit ñi waaye damaa jàpp ne gis nga ngaaj bala nga ne naam rek ne fa gis nga bu maanaam sénégalais yi faagaagalu lu mu jar lu ne war nañ ko cee def am te kon nag koo xam ne maanaam da nga ko ne ko toogal sa kër te joxoo ko lu mu fa dundee dun balaa dee ci këram dana génn ci mbedd mi nga rey ko kon effectivement confinement jafe na waaye man jàpp naa ne état bu Sénégal man war naa mën a am pexe yoo xam ne dina mën a am lu dundal askan wi fii ak jafe-jafe bi di jeex man loolu man li ma gëm la parce que xam nga nag en réalité boo xoolee ñi am jafe-jafe bi dëgg-dëgg ci dund bi mooy ñi dëkk centre urbain yi mais soo demee dans les villages amuñu problème yooyu ñoom am na ñeneen nu ñuy dundee waaw am na ñeneen nu ñuy dundee waaye man jàpp naa ne su fekkee laaj na ko rek xëy na fii fukki fan daañu xool bu fekkente ne dafa laaj ñu def confinement man jàpp naa su boobaa nag Sénégal yëpp dañu war a d'accord ci confinement maintenant nag bala ñu ko def nañ fexe ba nit kër yi ña fa nekk dootuñu ko génn ñu am lu ñu jëfandikoo maanaam nag su boobaa aussi ñun tam nañu nangu ne maanaam duñu mën a nekk ci kër yi duñ ko génn ba pare boole ci di añ reer ndékki naan ñetti normaux yi ba pare boole ci café yooyu moom jàpp naa ne boobaa dañ ko war a dindi maanaam dañoo war a takk suñu biir maanaam ak kooru coronavirus coronavirus maanaam wàññi dépense yi ngir mën a yaxanal li nu yore ko su ne ak li nu gouvernement bi nar a jox booba. allo dafa am ku nekk ci ligne bi walla c'est monsieur le ministre ñu gis ne carrément mun nañoo wax nekk Moodu bu jógee Touba moo tasaaree feebar bi est-ce que Touba la ville sainte nekkutoon ville boo xam ne moom lañu waroon njëkk a confiner pour contenir la maladie. naam c'est vrai am na ki njëkk a indi ku tasaaroo gi Touba la dëkk. waaye nag yi importé yi ñu wax tey gaw ma ne Touba la ju nekk. gis nga mbir moomu évidemment man wax naa ci sama position indi na coow lu bari nag waaye man ñeme naa li may wax damay fàttali murid bu la neexee na nga dégluwaat déclaration Cheikh Bass bi mu wax ne sëñ Mountakha joxe ne 200 millions digal taalibe yi ñu def ci lim am dafa am lu mu nettali yoo xam ne yonent bi ci moom la jógee yenn ci saabatul karam yi gis nga ci mbirum mbas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf nu ci jox solution bi mooy lan maanaam dëkk ba mu dal boo xam ne dafaa dugg ña fa nekk bu ñu ko génn dëkk boo xam ne dafaa dugg ku fa nekkut bu fa dem parce que li nga xam ne moom la ñu war a def mooy fexe ba ñi mu dal mu yem ci ñoom te bañ a yokku ñi mu dalagut ñu bañ a agsi ci ñoom kon maanaam waxuma la confinement mise en quarantaine loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko joxe ndigal ci lépp loo xam ne dafa jëm ci mbas waaye nag Sénégal dafa doy waat ndax Cheikh Bass loolu la waxaat bëkk démb keroog bi muy déclaré xaalis bi sëñ Mountakha jëlee boole na ca maanaam mbirum mbas naka lañ ci war a taxawe mooy que dëkk ba mu nekk kenn bañ a génn dëkk maanaam dëkk yëm nekk maanaam kenn bañ faa génn kenn bañ faa dugg loolu mooy mise en quarantaine waaye nag xëy na dañoo jàpp ne man awma droit wax ci Touba waaye nag man li ma wax mooy li Cheikh Bass ne wax moom laa waxaat waxee neneen te Cheikh Bass li mu wax sëñ Mountakha moo ko wax te jàpp naa ne nag li nga xam ne ku ne war na ko mooy fekk ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga wax ab murid ne yow ne ko damaa bëgg ñu doxal ko mu di ca gis lu ko naqari kon kooka moom la ko dal mooy daa comprendre diineem loolu nag jàpp naa ne dimbali kooku mooy fexe ba mu xam diineem fexe ba mu xam li yonent bi digle ak li mu tere parce que nag keppaaruk Sëriñ Tuubaa moom ku fa dëkk ku ne la nga war def mooy di dund ci keppaaruk alxuraan ci keppaaruk sunna te loolu mooy di defee
ndigal yi di bàyyi tere yi. c'est interdiction de rassemblement yooyu sax gis nga président de la république jëloon décision pour tëj lii di jumaa yi. nga gis liig ulema yu ñeel ñu tënk wàllum diine fii ci Sénégal am ñoom ñu ci bokk mais dafa mel ne beneen wàll gi ñoom ànduñ ci. ñu gis carrément émeute yu amoon sax au niveau de Yoff. loolu pour man du émeute bi du ci responsabilité ñi waa Yoff yi. julli gi waa Touba julli du seen responsabilité. pour man président de la République moo ca fagaru ba foofu la ca la foofu la problème bi tàmbalee. parce que fagaru ba da caa bokkoon. waxtaan ak kilifay diine yi waxtaan ak ilimaan yi ak ulamaaw yi ne leen am na jàngoro joo xam ne mi ngi law àdduna jëm ci Sénégal bu amee naka lañ ci war a taxaw su boobaa kilifa yi ñoom daañ ko wax li lislaam wax ci lu mel noonu bu amee su demee ba ñëw da leen di wax rek ne leen mbir mi kat ñëw na léegi nag yéen li ngeen wax ne moom la lislaam taxaw damaa bëgg ngeen doxal ko kon gis nga boobaa waa Touba ak Medina Gounass ak Medina Baye Yoff Layeen kun ak Njaasaan kenn ku ne ci say matuwaay da nga ko jël pour li lislaam santaane ci mbirum mbas ñu def ko ci dëkk yi ñu dëkk kon encore parce que man am na ci benn association boo xam ne li ñu wax mooy nañuy julli ajjuma en fait nañ bàyyi julli yu juróom tey julli ajjuma loolu moo wax dëgg yàlla nag ku ko dégg sam xel war na laa jaaxale parce que nag boo cumuler nombre sénégalais yi dem ci jàkk waxtu yu juróom moo ëpp téeméer yoon maanaam moo ëpp téeméer yoon ñuy julli benn ajjuma kon nga ne nañuy julli ajjuma te bàyyi waxtu yu juróom loolu moom jàpp naa ne wax dëgg yàlla nag loolu moom mooy ŋarale la te ŋarale nag baaxul kon encore une fois man li ma jàpp rek mooy ca démarche bi ci départ ba la yàqoo suñu teeloon na tëj suñuy frontière xëy na waa ji ñëw Tuubaa du fa ñëw suñu teeloon na impliqué kilifa yi diine yi wax leen danger bi ak enjeu yi jàpp naa ne mbir mi su accès ñoom ñooy jëlal seen bopp seen i matuwaay parce que nag gis nga ku mel ne Cheikh Mouhamadou Mountakha génne 200 millions ñaari téeméeri millions ci alalu Serigne Touba jox ko président de la République ngir liggéeyal Serigne Touba ci xeexum coronavirus digal mbokkum taalibeem yi ñu jël seen alal def ko ci ku mel noonu ku ko wax ne ko benn am na yeneen matuwaay yu ñu war a jël suñ ko def réew mi mën naa dem ba faagaagalu Sëñ Mountakha dana leen ci dimbali. d'accord mais au-delà fu tëj frontières yeeg yooyu ñu taxaw ci comportement sénégalais en tant que tel. Oui. parce que mun nañu wax ne carrément les sénégalais si ñu ko sañ a wax naturellement dañoo am benn indiscipline. te coronavirus laajul loolu tey est-ce que jotul tey ñun les sénégalais de tous bords commencer par man ñu changer suñu comportement. xam nga coronavirus lim gën a bëgg. moom la Sénégal dëkk. am la Sénégal dëkk coronavirus lim gën a bëgg moom Sénégal da cee yor ba desal. nuyoo joxe loxo. biisante. dem ci ngénte. dem ci dëj. dem ci ciit maanaam bokk kaasu ataay bu kii bu ñu xellee kii mu naan ñu jox keneen mu xel keneen mu naan. bokk kaasu café bu ñu xellee kii mu naan jox keneen mu naan. bokk kaasu ndox bu kii naanee jox keneen mu naan. bokk ndab di lekk nga gis ku yor loxaam seex ba pare daggal keneen jox ko nga gis ku yor kuddu seex ba noppi jël kuddu ga mu seex mu daggal ci keneen jox ko. yooyu day yoo xam ne Sénégalais dañ koy def te mu niru lu baax. yooyu nag moo gën a gaaw ci yaatal coronavirus. c'est vrai. kon ñun waa Sénégal war nañu soppi nu ñuy dundee. nuyoo yi ñu bàyyi ko. 2 ngénte yi ñu teg ko fi suuf ciir yi ñu teg ko fi suuf. joxe loxo yi bokk kaasu café kaasu ataaya ak potum ndox bokki ndab di ca lekk taj njaloo ci woto jàpp naa ne yu mel noonu bu ñu ko bàyyee balaa yàgg coronavirus moom dana fi tox parce que coronavirus moom li mu bañ rek. mooy nit ñi tàggoo maanaam boo dee raxasoo ndox maan ak saabu bàyyi nuyoo bàyyi ndaje yi coronavirus moom dëkk bu mel noonu lay bañ c'est-à-dire bu ñu bëggee Sénégal maanaam coronavirus jóge fi nañ fexe ba li coronavirus bañ moom ñu fexe ba maanaam li mu bëgg pardon ñu fexe ba mu bañ am Sénégal mooy nuyoo yu bari yeeg maslaa yi yooyu moom bu ñu fexee ba mu jóge fi rek dans 2 mois coronavirus moom dana nu fi bàyyi. coronavirus moom li muy seet mooy nit koo xam ne maanaam nit ñu mel ne Sénégal maanaam nuyoo yeeg fóonante bi biis bi ak barkeelu yi ñaanal ma fii talal say loxo waa ñaan sa sëriñ bi daal di ñaan deflin la nga daal di raay sa kanam. te xam loolu am na coronavirus mu mel ni ko am na ku nekk au bout du fil monsieur le ministre salaamaaleykum mbokk bi. asalaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi naka nga def ak foo ñu wooyee. maa ngi leen di wooyee Italie Cheikh Diop. dëkk Touba. d'accord Cheikh Diop. ñoo ngi. dëkk Touba wooyee Italie. dëkk Touba
ñoo ngi siyaare sëñ Moustapha Diakhaté moom bu baax a baax a baax a baax. mu ngi lay dégg mu ngi. Cheikh man fan nga dëkk ci Touba man nag maa ngi dëkk Gas Dóoru laa dëkk. ci boori hôpital Jéemul bi. ah waaw d'accord foofu laa dëkk ñoo ngi lay siyaare bu baax a baax a baax te lay ñaanal suñ borom. mu gën a yokk sa taxawaay. amiin Sénégal de bu amoon fukk yu mel ne yow. kon ñun ñu ne ci àll bi ñu ñibbi si ñu. Sénégal. bu amoon fukk yu mel ne yow. ci àll bi ñoom danañ ñibbi si. alhamdulilah loolu yi nga wax ci président de la république nag ñooñu mu woo pale. man ko jë tàmbali yoon bañ tere na Tuubaa di julli jaaju. loolu yàq naa fukk. woote gi muy woote it ay politique kapp la parce que ñooñee muy. pale bi la wax kee jël xalaatam di ko jëfandikoo. déglu la yow bu gënoon déglu ñooñe mu woo pale seen i intérêt leen fa yóbbu waaye Sénégal yóbbu leen yow nag ñu ngi lay ñaanal suñ borom yàgg te sa taxawaay boobu ñun ñi nekk fii de ñun ñi ngi ci sa. jërëjëf Cheikh. ak sunu njaboot te lay ñaanal nag suñ borom yàggal la fi lool yow ku bëgg Sénégal nga la Sénégal yi di bàyyi. jërëjëf Cheikh maa ngi nuyu waa Italie yëpp di leen ñeewantu parce que situation bi ngeen toll ak waa Espagne waa Portugal ak waa France ak États-Unis wax dëgg yàlla métti na trop ndax nit koo xam da ngaa dugg woon sam réew pour dem daani doole wutloo suturloo ak loo yore sa njaboot dem ba yàgg mbir ma dem mënutoo génn fa nga dëkk su ko defee ay jafe-jafe maanaam yónnee alal lu di ñu dundee ci njaboot gi fii day daal di nekk lu metti kon maa ngi leen di masawu tey ñaan président république ñu xool ñi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew te daan yónnee alal ci réew mi ñu xool ñan lañ ko daan jox ak ñaata lañ leen daan jox ñu seet fu leen état bi mën a féete ba ñàkk gi nga xam ne maanaam jafe-jafe yi ñu am pour yónneeti alal ñu loolu seenu njaboot duñ ko métti encore une fois maa ngi lay gërëm di masawu ñëpp di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jeexal mbir mi foofu na mu gën a gaawe su ko defee ngeen delluwaat seen liggéey ni ngeen daan continuer di ko jàppale réew mi di fi yónnee junni milliards par at ngeen continuer di ko def parce que yéen moom Sénégal mënu leen a ñàkk jërëjëf Cheikh. ñu nekk les Sénégalais de l'extérieur. absolument ñu am solo trop. si wàllum économie 1000 milliards. 1000 milliards c'est plus de 10% du budget national. du PIB. 1000 milliards ñu di ko fi yónnee. en plus nga gis fu mu toll nii damay tooñ sama mbokku Modou léegi moom dafa mel ni sénégalais yi gis Modou sax la ñuy bañ a gis. ñu leen di traqué aussi mais loolu mooy li am rek sax nañu ci mooy ci li tooy di stigmatisation. parce que man li ma jàpp mooy gis nga suñu mbokk moomu ñëw. defut dara. bu fekkonte ne état bi daa jëloon matuwaay yam waroon a jël. su ñëwee dañ koy jël téye ko mettre ko en quarantaine bu matee balaa mat fukki fan ak juróom daañu gis ci moom jàngoro ji ñu faj ko. état bi moo deful li mu waroon def bu état bi defoon li mu waroon def kon loolu ko dal du ko dal. te da ngay gis des états comme la Mauritanie mun nañu wax ci wàllum koom Sénégal moo ko ëpp koom mais gis nga nu mu organisé woo. par rapport à mais li gën a garaaw sax li gën a garaaw maanaam guddi gi ñu tëjee aéroport bi guddi yooyu am na roppalaan yoo xam ne ñëw nañ ñëw wàcc nañ dugg ci taxawalu ci biir réew mi maanaam ñi mujj ñëw ci roppalaan ba ñu accès tëyewuñu leen te France lañ jógee doy na waar ñu bàyyi leen ñu taxawal am na jàpp naa ne les importés yi ñu tudd fan yi buñ defu ndànk foofu la jógee loolu moom ak càggan la rek maanaam bon maintenant sax man bëgguma sax di indi coowul politique dama bëgg bañ bàyyi rek ba duma coronavirus ba pare su noppee nag ñu door a defante suñu biir parce que nag am na ci ay yoo xam ne moom bu dee buñ ko dindi wut mën naa indi jafe-jafe laxisme bi salaamaaleykum sëñ bi maa ngi lay nuyu soxna si bu baax a baax di la sant ci émission bi di nuyu suñu papa ñu lay jaajëfal tur bi ak fooy woote man Serigne Fallou Diouf laa tudd maa ngi woote diwaanu Daaru Xan Géejawaay Serigne Fallou naka waay Géejawaay ñaaxaat bawal nga dëkk wala Géejawaay jël précaution yu wóor yoo xam ne nii comme ni ko nguur gi diglee ndax loolu moom solo et di remercier aussi sunu papa Moustapha Diakhaté nga xam ne fa nekk ci liggéey ci réew mi di fi def liggéey bu am solo et ñëpp aussi respecté ko ndax dafa nekk nit koo xam ne dafa gëm li nga xam ne ni moom mooy dëgg loolu lañ ko respecté lañ ko nawee li nga xam ne ni aussi bëgg naa ko ci dolli tuuti rek dafay jëm ci maanaam mesure yi ñu teg nga xam ne moo jëm ci defar réew mi parce que réew tey dama xalaat ni dinañu toll ci ay moment yoo xam ne dañ koy waxtaane ndax waxtaan dafa am solo
et ku ci nekk aussi secteur bi nga nekk da nga ci am xalaat bu rafet boo xam ne nii war nga ko mettre à la disposition de l'État du Sénégal. Donc tey man rafetlu naa li nga xam ne moom moo am. njiitu réew mi woote na. fexe ba ñëpp joxe seen xalaat. ndax réew dañ koy waxtaane. donc opposition tey jox nañ ko maanaam place bi nga xam ne nii moom la moom. parce que réew bu tollee ci situation bu metti dañuy woo ñi nga xam ne nii tey réew mi rek moo leen tax a jóg ñu waxtaanee réew mi. d'accord sëñ Fallou ñëwaat na ci. sëñ Fallou nga ne Guédiawaye ngay woote. waaw fi laay wootee. waaw léegi boo amoon message boo xam ne yan koy ñaax population bi par rapport ak mesure ak respect mesure d'hygiène yi nga xam ne tëral nañ ko ngir xeex lii di coronavirus parce que bu ñu amee ay auditeurs yoo xam ne ils sont ici au Sénégal di woote dafay nekk benn moment bu solennel boo xam ne war nañ si profiter pour gën a ñaax lii nga xam ne ñu ëpp si Sénégal yi dañoo xaw a réticents par rapport aux mesures. dëgg la loolu dama la ciy remercier. di wax. Sénégalais yi may déglu yëpp que lii sunu xeexu maanaam bopp la nañu jëmmal solidarité ndaxte solidarité mooy dañoo tag ay mesures yoo xam ne nee nañu lii la feebar bi di bañ li muy bañ ñun buñ ko def mukk nee nañu bu kenn nuyoo nañ ko ba nee nañu dajaloo yi nga xam ne nii doon na am 20h fu mu jotee képp ku jàppoon looy def na nga ko ba ndax réew mi dañ koy tëj léegi 20h ba 6h du matin beneen bi mooy nañuy raxas suñuy loxo nañuy ba wax xale yi aussi li nga xam ne moo dugg ci réew mi. dañoo nekk ci situation boo xam ne ñi ngi ci gëj a nekk depuis bu ma juumul 1989. maanaam état d'urgence. état d'urgence. loolu dafay jar ñun ñuy xamle ñun ñi nga xam ne ni dañuy woowee ay leader wala ay disons porteurs de voix. ñuy wax sunu population parce que ba tey am na ñoo xam ne xamuñu lan mooy état d'urgence. ba tey xamuñu lan lay laaj. donc maa ngi woowaat Moustapha Diakhaté di sunu papa di ku baax koo xam ne nii xëy na dinaa jël numéro am balaa muy noppi. ndax nit ko am solo ci réew mi la. mu waxtaan ak sénégalais yi. mu waxtaan ak sénégalais yi ak dal. waxtaan ak sénégalais yi parce que nit ku ñuy déglu la. nga leen wax ne. actuellement réew mi fi mu toll na ñëpp jël ci seen responsabilité tey kenn ku ci nekk fi nga toog président Macky Sall nga fa kenn ku ci nekk tey am na son mot à dire et son mot à dire tey mooy fexe ba ñi nga xam ne nii tey moom la ñu teg ñu am dem vers des lendemains meilleurs donc maa ngi lay sant di la remercier ci occasion bi mu may soxla si merci beaucoup sëñ Fallou jërëjëf sëñ Fallou vraiment merci beaucoup am na loo wax léegi lu mag a mag a mag li nga ne kenn ku ne fa nga nekk président la Macky Sall nga fa loolooy wax bi maanaam li nga wax lu rëy nga wax sëñ Fallou c'est-à-dire kenn ku ne na jàpp ne këram moo fay Macky Sall quartier am ab dëkkam ab commune am autrement dit ñun suñu njaboot gu ndaw gi nañ leen tëye ci biir kër yi surtout les enfants bu ñu génn surtout les enfants bu ñu génn parce que école bi tëj dañ koo tëj pour protéger leen nañu leen tëye ci kër gi maanaam ñi ci des nag képp koo xam ne farata yëkkatiwu la na nga toog ci biir kër gi loolu bu ko ñëpp dee parce que Fallou li nga wax dafa am solo gis nga coronavirus moom li muy bañ mooy nit ñu jaxas li mu bëgg mooy ñuy jaxasoo waaye li mu bëgg nañ ko bañ a def li coronavirus bëgg. xamewul xale xamewul mag xamewul président xamewul directeur xamewul kenn. li coronavirus bañ daal na ci jëpp jël seen mesure. sëñ Fallou te li muy bañ buñ ko defal moom. surtout li nga xam ne moo ko gënal daal mooy nit ñi di jaxasoo ko nuyoo kër yooyu la bëgg. ñun nañ ko bàyyi rek. su ko defee lee mu dem bu demee nag ñu delluwaat ci numéro jërëjëf sëñ Fallou. jaajëf sëñ Fallou jërëjëf merci d'avoir appelé. Merci. Monsieur le ministre ñu wëyal ba tey gis nañ ne carrément que la Chine moo nekkoon épicentre maladie bi foofu la maladie bi feeñee ñu gis ne carrément les Chinois ñoom fu mu toll nii ñu ngi commencé di am stabilité te leen rek mayul leen ko c'est juste seen discipline bu ñu wanee par rapport à ça est-ce que tey jotul surtout par rapport aux enfants qui sont dans la rue président de la République génnee na dogal fësal ne carrément que xale yi ne leen tey seen kër yi diiru 3 semaines man jàpp naa ne sax au-delà des 3 semaines mbir mi bu affaire yi continuer yi école dinañ bàyyi ba ci kanam est-ce que la responsabilité des parents dans tout ça parce que da ngay gis ne xale yi la maladie est là mais au-delà des talibés les enfants qui habitent dans les maisons ñoom ils sont tout le temps dehors di fo gis nga jàpp ñu tamit population bu doy waar leen 1960 Chine bokkoon na ci réew yu ñàkk yi billaay pays sous-développé la woon tey jii mooy usine u àdduna tey jii mooy banque àdduna
wolof Njaay def na nag ku la jëkk a réer wala réer c'est-à-dire ci wàllu coronavirus bii taxawaay yi ci Chine def mooy maanaam pour le moment moo ci yoon wi nga xam ne ci la nit ñi mën a jaar. ñëpp foofu lañ waaye jëlee nag confinement sax la tax Chine man ko. Chine daa waajal boppam ba bi jàngoro ji ñëwee mu am moyen yu mu ko songee mën a tëye nit ñi 150 villes la tëj am na ci ville yoo xam ne ay 20 millions de nit ñoo fa dëkk. loolu nag daa fekk koomam attan ko. ñun nag wax dëgg yàlla moom defe naa bu ñu tëjee 150 villages sax musiba mën na am kon loolu li ñu ci war a jàngat rek mooy bu ñu jàllee ñu xam ne sunu réew mi. laaj na ñu takkaat suñu ndigg liggéey te liggéeyaat ko président Senghor jaar na fi président bi Diouf jaar na fi président bi lay Wade jaar na kenn ku ne ci ñoom def na la man waaye taxul nag Sénégal développement bi mu waroon développé mu développé ko léegi nag man damay wax toujours ñun ñi nga xam ne tey ñoo ngi dund mi 2020 nañ fexe ba 2079 maanaam dans 60 ans Sénégalais yi nga xam ne dana leen fekk du ñu nu jéppi ni nga xam ne ñun noonu lañ jéppee njëkk a yor réew mi. d'accord xam nga coronavirus fu mu toll nii waxi coronavirus moo am élan de solidarité bi kii bi natee sax ñëpp dañoo war a taxaw si ginnaaw président Macky Sall gunge ko ainsi de suite pour stabilité réew mi wala sax ñu ñuy dàqee lii di coronavirus mais après coronavirus dafay am monsieur le ministre est-ce que tey jotul suñu dirigeants yi takk seen digg liggéey par rapport ak réew mi parce que réew mi feebar bi wane na carrément que réew mi dara doxu fi. en tout cas li mu wane da mooy réew mu màggat la. bu màggat réew mu màggat la parce que sama maam nu mu doon duggee man moom laay duggee ba tey. réew mu màggat la réew mu ràpp la. mu ndóol sax réew mu ndóol loolu nag lii da koo gën a feeñal. te nit ñi dañuy dégg à chaque fois milliards yi bëri yi. oui c'est-à-dire que mooy li ma la wax priorité yi rek bon moi je c'est bien xëy na li ñu def jam ñaajo waaye jàpp naa ne defaroon ci nit ñi defar ci nit ñi maanaam ay barabu liggéeyukaay. defaroon ci nit ñi ci wàllu fajukaay. surtout hôpitaux yi. mais bien sûr demal tey njaareem hôpital Lufke boo demee sëñ bi doo fa sax bëgg a dugg maanaam région de Diourbel ñaari hôpitaux ya fa nekk muy hôpitalu région bu Diourbel ak bu Mbacké ba ak bu Touba. bu Lufke moom maanaam boo fa goo faa dugg bu Touba ba fa mag muy mat la bul faw seen yi mu rëjee ko fa defa seen bopp toute une région soo demee région de Louga la même chose daan benn hôpital nga fay fekk. boo xoolee ñaar ni ñu tëggee woon Sénégal nga xam ne l'essentiel des hôpitaux Ndakaaru lañ ko def mais 1960 ak léegi daanaka dara yokku ci. mais Ndakaaru sax hôpitaux yu fi nekk ça laisse à désirer. mais bien sûr boo fa duggee sa yaram daw. am te kon suñu jàngkat yi am nañ xarañ gépp waaye gis nga moo tax may sàkku ci Sénégal yi lu mu laaj takk biir ñu takk suñu biir pour jóg coronavirus jóge fi gis nga lee xew Italie xajul Sénégal bu fi amee musiba dina am lee xew France xajul Sénégal bu fi amee musiba am la xewoon Japon xajul Sénégal la xew Iran xajul Sénégal ginnaaw nag bu coronavirus amee ci ñu ndam ñu sànku lu mu jar war nañ ko cee def pour coronavirus moom ñu jële ko buñ ko fi jëlee ba noppi nag man li ma jàpp mooy ay dialogue national yi président doon def ñu teg ko fële te toog réew mi ci suñ kanam ñu seet nu Sénégal doon doxee 1960 ba léegi xool la ca bon ak nuñ koy jubbantee su ko defee ñu tabax beneen gisin bu bees beneen doxin bu bees ba suñuy sët duñ ñu jëppi ni nga xam ne noonu lañ nar a jëppee noonu lañ jëppee ñun président Senghor ak ñi mu àndaloon bi ñu door a jël indépendance. ñu lay jaajëfal monsieur le ministre merci d'avoir répondu présent à l'invitation. non man maa leen war a gërëm ndax yéen may occasion pour ma wax ak askan bi may fàttali Sénégalais yi rek ne coronavirus moom jàngoro ju ñëw ci réew mi la ba noppi du jàngoro ju ñuy faj amagul garab maanaam bu nee garab nag garabu ko docteur du reen du fas du xaatim bu koy faj amagul ñàkk wuy teemu dal la maanaam boo neem ñàkk tubaab ak reen boo xam ne wala saafara soo xam ne boo ko naanee du la dal amut bi ci des mooy lu gaaw a wàllaate la ñett day rey te nag maanaam day suuxal koom te day indi ñàkk ci askan kon lii lu mu laaj war nañ ko def pour jële ko fi li nga xam nag bu ñu ko defee jële bi dina gaaw muy ñu téye suñuy tànk wàññi jaxasoo bi tey raxasoo saabu ak ndox wala ak eau de javel bu ñu mënee am gel yi nga xam dañ koy diw ci loxo yi ñu di ko ci boole waaye maanaam matuwaay yi buñ ko jëlee jàpp naa ne balaa féeg weer wala ñaari weer coronavirus dana jóge ci réew mi dem parce que nag bu dalee suñ ko na mu dalee Espagne dale ko Italie dale ko France su boobaa jàpp naa ne Sénégal moom dana faagaagal li am solo nag mooy kenn ku ne na jàpp ne moom daa war a sauver bakkanu njabootam bu ko kenn ku ne defee la nga war a def rek su boobaa réew mépp danañu sauver maa ngi encore une fois fàttali ne li président de la République wax dem man d'accord naa ci ak moom na ko ci ñëpp jàppale kenn ku ne nag doonu sa président de la République sa biir kër
maanaam jumtu matuwaay yi mu jël kenn ku ne appliqué ko biir këram jàpp naa su boobaa daan am ndam ci coronavirus te bu ñu amee ci ndam Sénégal yëpp moo ciy jëriñ jërëjëf. jaajëf j'espère que le message je pense bien que le message a été clair te Sénégalais yi dinañ si déglu bàyyi ci seen xel bu baax ngir rek mun a xeex feebar bi di coronavirus juste rappeler rek nombre de cas yu am tey aujourd'hui au Sénégal mun nañoo jàpp ne sur les 59 tests nga xam ne réalisé nañ ko foofu les si clinique Pasteur 7 nag ñoom na positif nañ si 3 yi ay cas importé leen cas 4 yi nag des cas contacts suivis kon mun nañu wax ne à ce jour 86 cas ont été déclarés positifs au Sénégal 8 si ñoom am nañ tan 78 ñoom ñoo nekk sous traitement di remercier juste rek yéen ñi rek nga xam ne yéen loon ñu topp di suivre saa su ne ci édition spéciale bi nga xam ne moo ñeel coronavirus aujourd'hui je recevais le ministre Moustapha Diakhaté moom mu fi nekkoon ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar et aussi le fondateur du mouvement Manko Taxawu Sunu APR di remercier aussi toute l'équipe technique ak rédaction bu Sénégal 7 qui m'a accompagné pour la réalisation de cette édition spéciale dernier conseil rek restons chez nous bu ñu amul lu am fulla lu ñu def rek nañu toog suñu biir kër yi te aussi respecter mesures yi nga xam ne président de la République jox na ko ngir rek mun a rek xeex lii di coronavirus ne zappez surtout pas restez en compagnie de nos programmes en direct sur la RTS bi mu ngi leen di xaar si lépp rek loo xam ne ñeel na les audiences yi nga xam ne président de la République Macky Sall mu ngi koy recevoir merci. yow nag xam nga campagne d'accord bi li muy firi kon bu fekkee ne taxawal nañ loolu moom mu ne nii laa bëgg ñu doxalee ko ngir gaaw xeex feebar bi ñun ñoo ko mën a dooleel nañ lañ koy dooleelee nag kenn ku ci ne fa nga ne mooy la ma waxoon fa nga féete nga seet nan nga fay taxawee muy li presse bi di def nii mooy fi mu ne nii presse bi tey amatuñ soxla ci dara benn yitte lañu am